asalaamaaleykum mbokki internet yi mbokki Kaolack mbokki Sénégal yéen ñi teewlu ci seen émission Kaolackois Kaolackoise ñu ci waxtaane nag lépp lu soxal dundinu askan bi jëm ci wàllum politique jëm ci wàllu développement dinañ wax ci société wax ci culture cosaan ak aada waaye dinañ wax ci diine tey nag xam naa dañuy lu ñu wax rek moom mooy dañuy yett boobaale ndax dañuy dalal ki nga xam te ni moom mooy njiituk mouvement MTAE ñu koy waxee mouvement taxawu askan bi bu Gumbala El Hadji Bou Gumbala moom tey moom la ñuy dalal suñu émission xam naa nu ñu def mooy dañ koy jox rek kàddu gi mu présenté wu laata ñuy dugg ci jotaay bi ci yaatal sëñ bi ñu ngi lay nuyu nga baaxee ñu tur bi. ñoo ngi leen di nuyu seeni auditeurs yëpp di ko nuyu internet bi di nuyu Kaolack di nuyu Sénégal di nuyu mbokki àdduna yëpp di wax ne ñu ngi baalu àq ñëpp di baal àq ñëpp di ñaan yàlla weer wi ñu dugg muy weeru naataange di weeru bànneex di weeru xéwal di ñaanal ñëpp di ñaanal suñu bopp di ñaanal ñëpp di wax ne lépp luñ ci jaamu yàlla defal ñu lu kawe ay njort ci barke Sëñ Tuubaa ñu ngi tudd El Hadji Bou Gumbala nekk njiital mouvement taxaw askan wi nekk responsable politique jiite aussi fédération des opérateurs au niveau de la région de Kaolack. tey mu mel ni yow yaay ganuk émission Kaolackois Kaolackoise ñu nar ci waxtaane nag ponk yu xaw a fasanti ko waaye bi ñu njëkk dugg moom mooy ñu wax lu jëm ci wàllum mbay mi ku wax opérateur économique yaakaar naa ne di nga wax gerte di nga wax mbay mi en général mu mel ni amoon ministre boo xam ne nii moom moo fi nekkoon seen relation kenn du ko présenté tey ñu soppi ko lan lañ mën a jàpp ci ministre bi nga xamante ni moom mooy ministre bu bees bi seen diggante ak moom ndax contact gi commencé na duggaat wala yéen a ngi toog di ko xaar ba léegi. waaw ñu ngi félicité ñëpp di félicité monde rural bi di wax gàcce ngaalaama docteur Pape Abdoulaye Seck daanaka boo xoolee ministère boobu dafa nekk ministère bu doy waar ministère bu naqaree yore mais yàlla baaxee docteur Pape Abdoulaye Seck ñëw nekk ku xarañ ci wàllu agriculture nekk chercheur da daan toog di wax ne dañuy gisaane te fu mu misaana gisaane rek gis jële agriculture fu sori yóbbu ko foo xam ne si ne fu mucc ayib parce que mun naa wax ne daanaka bi ñuy ñëw fii semence certifiée demoon na presque ci 6000 tonnes lañ fi fekk tey semence certifiée R3 dem na ba 149000 tonnes tey léegi boo xoolee liñ am ci semence certifiée ak li état soxla ëpp na ko 2 fois kon donc di ko féliciter te noonu la def ci secteur horticulture noonu la def ci ceeb bi dem ba nga xam ne si ne Kaolack gi nga doon wax bassin arachidière mu def ko bassin agricole maanaam dañ fi bay ceeb di fi bay tomate di fi def horticulture di fi bay lépp kon donc mu amoon ay record yu mu def ci wàllu agriculture plus précisément ci wàllu gerte traite bi ñu génn rek tey bi ñu duggee ci traite bi demoon nañ estimation yi demoon na 1,5 et quelques mille tonnes bu ma juumulee ou bien 1,4 et quelques mille tonnes yàlla dimbali ñu dugg ci at toujours at ay difficultés quand même mais difficultés yi li ko waral rek mooy maanaam traite bu taxawee ku ci nekk bu ko jaay sa gerte te traite ni ma daan wax traite du benn fan la du ñaari fan traite c'est dafa am fu muy déparé at fu muy yem te dana durer daanaka 4 5 ba 6 mois kon donc ku ci nekk mën na jaay sa gerte la preuve tey boo gerte gi doon jar 210 000 francs la mu nekkoon prix plancher bi état def ci lu mucc ay parce que gerte gi dafa wàccoon au niveau mondial cours mondial bi dekkoon 147 000 mais état maintenir prix bi nga xam ne si ne moo nekkoon prix baykat bi daaw muy 210 000 francs def ci subvention yu mucc ayib ñëpp nag bu ko jaay mu difficile woon parce que bu ñëpp daanaka réew mi ñu ciy bay dafa bari
donc ku ci ne bu ñu estimé ay 1,4 million tonnes ñëpp bëgg a jaayandoo dafay xaw a difficile mais tey gerte gi doon jar 210 000 tey pour nga gis ko à 250 000 à 260 000 sax dafa jafe kon donc di wax ne vraiment toujours rek ñi ci duggul ñi ci bokkul ñoo ci indi ñooy jaxase xelu nit ñi. waaw mais gerte musta lamb Sénégal loolu laa mus di wax te du at mi lay lamb Sénégal te du at yiñ jëm aussi lay lamb Sénégal gerte moom ku ne xam na ne toujours saa yuñ ci duggee rek coow bëri moo bindoo noonu di ko ci félicité di wax ne nag kii ñëw tey ñu koy dalal di ko wax ne toujours ci monde agriculture bi la parce que moo nekkoon directeur u Sodagri daanaka bokkoon ci ministère u docteur Pape Abdoulaye Seck mu nekk ay collaborateur am ñu nekk maanaam comme ni ñu naan sotti ceeg def ci la daanaka buñ demee conseil interministériel bi mujj biñ demee daanaka liñ fa docteur Pape Abdoulaye Seck def kenn mënu ko dindi donc liñ bëgg mooy ay yokkute yooyu wax nañ ko ba recevoir nañu mardi bi passé au niveau du ministère de l'agriculture à Diamniadio 11h la ñu recevoir toog nañ fa daanaka ba julli tisbaar acteurs yëpp wax ku ci ne wax mu rafetlu loolu la am comité de suivi boobu fi nekkoon bi nga xam ne si ne docteur Pape Abdoulaye Seck moo ko créé woon mu doon comité boo xam ne acteurs yëpp ci nekkoon muy les huiliers muy les producteurs muy les opérateurs ñëpp nekkoon ci biir daanaka décision majeure bu mu bëgg a jël rek foofu la daan jógee du ci moom la daan départ daan waxtaan leen lu ngeen waxtaan lu ngeen jubóo loolu laay def te ci luy jëmee agriculture kat bi mu ñëwee waxtaan ak comité bi ku ci ne jël sa parole wax ñu rafetlu ko wax yéeneem wax li mu bëgg ñu nit vraiment Sénégal moo ñu tax a jóg tey boo xoolee tey filière bi fi mu toll fu ne opérateur yi ko fi yóbbu parce que ku revenir un peu en arrière au temps de Sonagraines nga xam ne y avait les coopératives ñoo fi nekkoon vers les années 85 ba 85 ki lañ créé les opérateurs bi ñu ko créé parce que li ko waraloon y avait des pertes conséquentes yoo xam ne si ne yu métti woon trop ci état perte yooyu parce que budget wu Sonaco daana dem 100 milliards ñu daan perte presque de 7 à 10%. mu nekkoon perte yu métti yàlla def ñu Ablaye Diop moo créé woon les OPS en 1985 bi ñu ko créé ñuy rivaliser ak les coopératives tey seko yi nga xam ne si ne moom la coopérative yi yor ñu séddale ko ak OPS yi ku perte ci coopérative bi ñu yóbbu ko ci beneen organisme bu OPS yi perte ñu jox ko coopérative bu coopérative perte ñu jox ko OPS yi di dem di apurer à 100% coopérative yi di am ay perte point de collecte di ñëw ci OPS yi ba yàlla def tey opérateurs yi ñoo nekk muy OPS yi ñooy daanaka ñooy exécuter 75% de la commercialisation. Président mu mel ni wax nga ko sa biir wax mooy ministre bu bees bi toog ngeen waxtaan bëggoon nañu xam fond débat bi ndax ëmpale woon ne léegi tey ñu dugg ci nawet bi wàllum semence distribution semence day taxaw wàllum distribution du moins bu intrant yi tamit day taxaw yaakaar naa loolu bokkoon na ci débat yi ndax bu ngeen fa génne tamit xel daloon na. waaw xel dal na parce que daanaka distribution yi comme ni ñu ko waxee rek dafa am lu ko jiitu li ko jiitu moo doonoon dafa am ay programme yoo xam ne si ne opérateur dañ koy tenir mooy les opérateurs semenciers def seen i déclaration am ay gerte yoo xam ne si ne gerte certifié yu ñu am dem bay ko DRDR yi suivi ko am homologation yu ñu def homologation yu ñu def nag yooyu noonu mooy ci la ñuy basé wu pour mën a joxe semence jiwu wi nag dafa am ñaari façon jiwu yu ñuy def benn bi certifié lay doon benn bi écrémé la parce que dafa am zone ñetti façon gerte yi ñu gën a bay au niveau du Sénégal mooy 69 bi ñuy wax COP
moo nekk au niveau de Ziguinchor zone sud bi moom la ñuy béy mu am beneen façon gerte boo xam ne boobu dafa bëgg ndox beneen gerte boo xam ne si ne bu ñu naan 73 33 ñu koy wax SMA moom la ñuy béy ci zone centre bi muy zone Kaolack beeg yooyu mu am beneen façon gerte aussi bu ñu naan 55 boobu ñu ngi koy béy ci zone nord bi boobu bëggul ndox mu bari yooyu noonu moom la Sénégal yi di gën di béy yooyu noonu te 69 bi bariwul looloo tax nag bariwul en certifié looloo taxoon ñuy am place pour écrémer bi muy presque lu tolloog 20 000 tonnes yoo xam ne si ne dañ ko prévoir pour écrémer bi am 55 000 tonnes yoo xam ne dañ ko prévoir pour certifié bi yàlla def nañ homologation yi am nañ li nga xam ne si ne moom lañ bëgg ba génne nañ notification yi bañ ca waxtaanee bi ñu waxtaanee nee nañ képp koo xam ne si ne jot nga sa notification na nga fexe jël toutes les dispositions nécessaires pour bu ñu la joxee sa planning nga mën a yóbbu sa semence bu dee semence certifiée nga mën ko yóbbu bu dee semence écrémée nga mën ko yóbbu bu dee céréale bi aussi nga mën ko yóbbu en même temps bu dee intrant yi ci wàllu woowu nag génn nañ notification yi planning yi génn na tey la astafurlah démb la planning yi génn kon donc ñun ñu ngi les opérateurs yi nga xam ne si ne yëpp notifié nañ leen jox leen seen planning ñu ngi def ensassage yi fi mu nekk nii dans les ci suñu point de ci suñu point yi pour mun a yóbbu gerte gi pour mun a yóbbu céréale bi pour mun a yóbbu engrais bi aussi loolu te am na ay soppeeku yu ci am soppeeku yi mooy que ne déjà subvention bi dafa wàññeeku waaw subvention bi wàññeeku na parce que par exemple boo xoolee gerte gi nga xam ne si ne muy écrémé béykat bi daan ko jëndee 140 000 francs ren ñu ngi ko jëndee 165 000 francs mu nekk daanaka différence de 15 000 francs par tonne donc mu nekk loo xam ne si ne ak coppeeku la te 15 000 francs yooyu par tonne boo ko jël ko ci 55 000 tonnes rek daanaka day dem xaalis bu bari lay doon nga dem ci certifié bi aussi gerte gi nga xam ne si ne ñu ngi ko doon jëlee R3 bi ñu ngi ko doon jëlee 150 000 ren béykat bi mu ngi koy jëlee 178 000 francs la tonne donc boo xaymaa loolu rek ci gerte gi rek am na yokkute presque lu toll ci 2 milliards. ok yokkute googu lan moo ko waral. yokkute googu xam nga subvention bi aussi état ni mu jàppee accompagnement bi aussi dafa am. c'est dégressif maanaam tey état bi day jàpp mais di wàññi jàpp gi pour nga dem ba yow nga jéemal sa bopp voilà loolu moo waral wàññi pourcentage yu kii bi nu mu tuddati pourcentage yu subvention bi parce que demoon na presque lu toll ci 50 à 55% léegi mu ngi tourné aux alentours de 40 à 45%. noonu lañ ko def aussi ci ñebe bi mi ngi doon jaay opérateur béykat bi mi ngi ko doon jëndee 150 000 francs muy ci céréale bi ren mi ngi koy jëndee à 175 000 tey yokk nañ ci 25 000 francs ci 12 500 tonnes rek boo calculé presque dem na ci à 300 millions nga ñëw ci engrais bi aussi engrais bi béykat bi doon jëndee 6 100 francs ren mi ngi koy jëndee 7 400 boo ko calculé ci 7 400 day def différence 1 300 francs par sac. mu nekk boo ko calculé ci tonne bi mu nekk 26 000 tonnes donc boo xoolee engrais bi en moyenne rek 138 000 tonnes yu ñu yóbbu ci àll bi boo ko calculé presque danañ déboursé waat 3 milliards 500 mais man jàppoon naa ne foofu comité de suivi waroon nañ ci waxtaan bu ñu ci waxtaanoon danañ ci am xëy na ay solution parce que tamit boo xoolee sur l'exportation bi nga xam ne tey boo xoolee dem na presque lu toll 350 000 à 400 000 tonnes yu ñu waroon yu ñu exporté ren état daal di suspendre taxe à l'exportation bi muy 40 000 francs par tonne boobu boo jëlee 400 000 tonnes rek 400 000 tonnes multiplié par 40 000 francs par tonne ça fait 16 milliards tey taxe à l'exportation boobu yaakaar naa ne bu ñu ko defoon war na mënoon a dellu si ci poste baykat bi parce que li ñu ci wàññi ci subvention bi 10 milliards la 16 milliards yooyu waroon na mun a dellu ci poste baykat bi te jàpp naa ne nit ki aussi toog ñu jël suñu dërëm ak suñu ñaar dërëm subvention bi xaalisu sénégalais yi la
c'est les contribuables ñoo koy supporter muy man di yow kon donc jàpp naa ne ki nga xam ne dafay ñëw di jël suñu matière première di ko yóbbu war na am en retour li mu fi bàyyi. mu mel ni président loolu tey nekk na question boo xam ne ni tamit xaw na indi werante seen diggante ndax comme ni nga ko waxee exportateurs yi ñoom dañuy saluer mesure bi ci jamono joo xamante ni yéen ñi nga xamante ni da ngeen di nekk ci biir réew mi te exporté wu leen da ngeen gis ne dañ koo war a fay est-ce que tey comme li nga wax rek moom mooy du waxtaan bu xóot pour l'intérêt du Sénégal war na mën a nekk. waaw loolu mooy li nga xam ne ñun Sénégal moo ñu ñor. Parce que jël suñ matière première di ko exporter gënul te ñoom je crois ils sont conscients de ça tey ñun li ñu gënal mooy tey ñu gën a favoriser exploitation locale. boo demee lu mel ne Rasiac li ñuy def c'est bien parce que c'est des unités yoo xam ne si ne bu ñu ngi nekk Touba. ñu ngi nekk léegi un peu partout au moins koo ci gis ku ne rek employé na plus de 10 ou 15 personnes ñu jël gerte gi di ko nal ba pare di jël gerte gi di diwlin bi di ko delloo Sonacos ba pare ñoom am ci en revanche quelque chose ba pare Sonacos daal di raffiné diwlin boobu jaay ko ci biir réew mi loolu lañ gën a war a gën a favoriser parce que tey boo xoolee li ñu jël ci diwlin di ko jële bitim réew di ko indi fii mën na presque 200 milliards tey dañu war a te suñu diwlin googu ñuy indi fii tey bidon boo ci gis boo ko xoolee bu seddee tuuti mu way te diwlin googu ñuy lekk noonu huile animalière da ci am huile végétale am ci te suñ diwlin bi dara gënu ko te moo gën ci wér gi yaram kon donc war nañ mun a favoriser loolu ba nga xam ne si ne tey Sénégalais bi di niñ naan produire au Sénégal manger au Sénégal. kon suñ la déggee bu baax dafa mel ni tey buñ ne semence yi dina seer mën nañu wax ne kon exportateurs yi liñ suspendre li ñu waroon a fay comme taxe moom moo indi loolu wala bokk na ci li indi maanaam tey dama bëgg a wax ne tey subvention boobu ñu wàññi tey bu fekkoon ne exportation boobu fayoon na taxe boobu subvention boobu dana mën a couvrir loolu li ñu wàññi 10 milliards lañ wàññi te 10 milliards yooyu tey bu ñu defoon taxe à l'exportation bi tey danañ fay 16 milliards boobu dana couvrir ba am leneen loo xam ne si ne dana ko mën a yokk ci gafaka béykat. ok est-ce que tey ji yokkute bi mënta indi gàllankoor ci béykat yi tamit. non mënta indi gàllankoor xanaa kay toujours. parce que baykat bi aussi basé wu rek ci gerte gi nga xam ne si ne moom la état bi di joxe baykat bi day am réserve personnelle boo xam ne si ne da koy def parce que baykat bu ne dafa am loo xam ne si ne boo bayee da ngay génne sa jiwu daal ne man kat soxla danaa teg lii pour sama réserve personnelle leneen lu ñu la ci yokkal nag nga gën a état nga gën a yaatal say tool yi nga xam ne si ne moom ngay emblavé parce que tey loolu noonu xëy na dana wàññi gafak baykat bi parce que mais amul gàllankoor bu majeur boo xam ne si ne war na ko mën a indi ci baykat bi bu fekkee baykat dëgg nga parce que tamit quel que soit alpha am na lu ci état bi parce que tey gerte googu ñu la subventionné tey bu ñu la subventionné nga koy jëndee 165 000 francs wala nga koy jëndee 178 000 francs tey bu ci état tegul woon loxoom tey da nga ko jëndee tey lu tolloog 300 mbaa 250 mbaa 270 voilà kon donc am na lu ci état def na ci ndimbal mais ndimbal gi ñu ci doon séntu rek mooy ga nekkoon ñu maintenir ko mais amul lu muy def ci baykat bi amul maanaam du wàññi dara ci baykat bi daal sama xalaat. kon kilogramme bi ñu ngi leen koy joxe 200 combien. kilogramme gerte bi nga xam ne si ne moom la état di jël. état mi ngi koy jëlee 325 francs. 325 bi nag béykat bi mooy def 178 000 francs bi. li ci des 140 et quelques mille francs bi état moo koy def. bu dee engrais bi aussi loolu la prix engrais bi mi ngi nii donc état mi ngi koy jëlee bu dee. engrais gerte bi mi ngi koy jëlee 269 100 francs
prix bi nga xam ne moom la ci état subventionné moo nekk 121 095 léegi béykat bi li mu doon fay 6100 francs léegi mi ngi fay 7400. waaw noonu la demee ci engrais bi. ci ñebbe bi aussi noonu la demee ñebbe bi béykat bi état mi ngi koy jëlee 500 000 francs la tonne ñebbe bi béykat bi mi ngi fay 300 état bi mi ngi subventionné 325 000 francs béykat bi fay 175 000 francs. kon donc di wax ne état mi ngi ciy def ay efforts di wax ne semence du n'importe qui moo ko war a def semence su ma déggee des fois nit ñi di wax naan dañu war a wax Sonacos pour mu joxe jiwu ma xam ne xamuñ dara ci gerte kuy wax loolu ku ne da ngay wax lu leen neex parce que boo jàppee ne fëgg jaay ak gerte benn la da ngay nax sa bopp parce que fëgg jaay mën nga boo tekkee balu fëgg jaay bi da nga ci fekk pantalon xale nga fekk ca marinière da nga ci fekk yëre jigéen mais gerte moom dafa am variété am carte variétale léegi gerte gu ci nekk dafa am fu muy ñor ak gerte gu ci nekk dafa am variété boo xam ne si ne warta jaxasoog beneen kon donc ma jàpp ne Sonacos c'est ay huiliers lañ te liñ gerte gi ñu yor foofu ñun opérateurs yi ñoo ko fa yóbbu mu nekk gerte goo xam ne si ne 55 ma nga ca 73 33 mi nga ca 69 nga ca jaxase la muy di tout venant muy pour am mu doon gerte goo xam ne pour huile kon donc du pour semence ñi ñaax encore état ñu jël matuwaay yi nga xam ne si ne ñoo ci war protéger ñi nga xam ne si ne ñoo nekk ci filière bi ba nga xam ne si ne parce que tey ay nit lañ yoo xam ne si ne dañ nekk ci filière bi di ci def ay efforts yu mag efforts yi tey gerte gi ñuy wax nii rek tey mën nga ko jël jaay ko à 270 000 francs mais tey ba pare au comptant amul dara loo cee def tey on préfère jox ko état à 325 ba pare da nga ci am ay frais 32 000 francs dana la ko dikk daanaka boo xoolee yow ba la ñu lay fay kenn xamul kañ la suñ baru daaw yi ba léegi mi ngi fi kon donc yaakaar naa ne ñun mënuñoo génn ci filière bi waaw. ok ñuy fàttali ne yéen a ngi teewlu ba léegi jotaay bi seen émission Kaolackois Kaolackoise tey nag comme ni leen ko waxee rek ci ndorteel bi El Hadji Bou Goumbala bu mouvement taxawu askan bi nekk opérateur économique ci diwaanu Kaolack Ndangaan wala sax ci biir Sénégal wërngal këpp moom la ñuy seqal jotaay bi nag xam naa foofu la ñuy ñëwaat tey président moom mooy Suneor wala ñu ne usine bi nekk Lindiane amaat na njiit lu bees foofu tamit mën nañu wax ne xanaa yaakaar dugaan na foofu. waaw yaakaar dugaan na parce que boo xoolee quand même Sonacos am na ay efforts yu mu def des na nag parce que bi Pape Dieng di ñëw daanaka année bu njëkk bi ñu def bi ñu collecté 7000 tonnes lañ collecté tey fi may wax ak yow nii ñu ngi ci 300 000 tonnes donc am na ay acquis yu mu def am na ay avancées yu mu des mais comme ni mu ko waxee rek dañoo ñëw fekk Sonacos nekk dans le coma yàlla def na fi mu nekk nii perfusé nañ ko ba yëkkati nañ ko taxaw na léegi nag mi ngi dox boobu nag nañ ko gën a yaatal parce que usines yi laaj na réhabilité parce que ku dugg ci usines yi xam ne usines yi am na lu bari lu ñu ci war a def ñuy demander au président de la République à l'État pour ñu dooleel Sonacos parce que Sonacos c'est une patrimoine boo xam ne si ne national mooy xolu réew mi di xolu Sénégal kon donc képp koo xam ne si ne yaa nga dooleel nga ko rek dooleel nga réew mi parce que ku ci nekk rek am nga sa mbokk baykat wala say parents yoo xam ne si ne ñu ngi ci àll bi te ci bu fii doxee bu Sonacos doxee mu dox ci ñoom kon donc ñu ngi ñaan pour que directeur bu bees bi fi ñëw muy Modou Diagne Fada mu agsi at jàmm lépp loo xam ne si ne dénk nañ ko fi ñu gis ca lu kawe ay njort di ko wax ne ñun ñu ngi ànd ak moom di ko accompagner pour que Sonacos dem ca kanam. comme bor bi nu nga ko waxee tamit nguuru Sénégal amel na leen bor bu xaw a takku fan ngeen toll ñu ngi dugal dara wala ba léegi jotal ku leen dara ba léegi. ci début bi daal am nay jamono wax dëgg yàlla
am na ay jamono wax dëgg yàlla xawoon nañ yëngatu tuuti waaye fi mu nekk nii xam naa changement yu bees yi moo xaw a freiné tuuti. mais sonn nañ trop vraiment ñu ngi jëm ci distribution semence bi ñu ngi woo état pour ñu jàppale ñu. pour que vraiment banques yi nga xam ne si ne aussi ñoo ñuy accompagner. ñu mën a xemiliku tuuti mën a lever waat ay yeneen crédit yoo xam ne si ne danañu permettre ñu mun a affronter li nga xam ne si ne moom lañ jëm. parce que semence bi boo xoolee comme ni ko suñ président national di waxee saaku rek danañ ci jënd 1 milliard pour rien que en sachage rek danañ ci def 1 milliard pour ay saaku rek. kon donc transport bi ñëwagul manutention bi ñëwagul rétribution gérant yi ñëwagul. kon donc te gerte yi ñu yor nii ay pexe lañ def yoo xam ne si ne pour fay seeni borom pour mën a affronter wu ci campagne agricole bi. ok bor bi ñaata la. bor bi joruma chiffre bi exact. mais liñ xamoon global. demoon na presque ci 42 milliards. 42 milliards waaw mais amoon na lu mu ci dugal. am na lu ñu ci dugal des na nag. ok ñu wax nag ci lu gàtt ci wàllum politique ndax opérateur économique nga casquette boobu xam nañ ko waaye tamit yaa ngi nekk président mouvement taxawu askan bi nga doon def fii sax ay actions yu bëri ci biir Kaolack di fi def ay activités politiques yu bëri ñu jëm nag ci li nga xamante ni moom mooy élection locale yi donte ñëwagul sax question bi moom xam naa laaj ak tontu lay doon ndax. MTA dafa am candidat ndax El Hadj Bou Gumbra dafa jox boppam wala sax dafa bëgg jiite li nga xamante ni moom mooy municipalité bu Kaolack. waaw MTA moom ci askan wi la dañ ne mouvement taxawu askan wi lépp loo xam ne si ne askan wi ma nga ca rek MTA ma ngi ci loolu lay dox ci loolu lay wax at lu développer localité kon donc ñun lépp loo xam ne si ne. askan wi wax nañ ko ñun Baye Fallu askan wi ci loolu la ñuy dox mënuñ ne El Hadj Bou Gumbala soxla na lii wala soxlawu El Hadj Bou Gumbala lii priorité mooy liggéeyam toppatoo liggéeyam toppatoo askan wi ba nga xam ne si ne ca lañ nekk danañ ci am ay débouché yoo xam ne débouché yu positif la parce que foo ñu fekk fu ne ñu ngi fexe askan wi ni ñu amee ay jumtukaay yoo xam ne si ne danañ nekk dans de bonnes conditions jumtukaay yi mooy lan mooy formation yi ñu leen defal semaine bi passé dañ leen defal ay formation ci teinturière fi mu ne ñu ngi wutaat yeneen formation yoo xam ne pour jeunes yi pour menuiserie métallique pour yeneen liggéey yoo xam ne si ne danañ ko am pour buñ ko amee ba pare ñu wutal leen ay jumtukaay financement yoo xam ne si ne danañ mën nekk ci loolu di ci liggéey lépp loo xam ne si ne askan wi taxaw nañ bëgg ko ñun ca loolu la ñuy dox Baye Fallu askan wi. ok sa gis-gis ci tolluwaayu Kaolack. waaw Kaolack man vraiment maa ngi ko doon séntu foo xam ne si ne vraiment fu dañ dépassé fii mais nag daanaka mun naa wax ne am na ay pas yu mu def mais des na. waaw des na parce que boo xoolee ci wàllu assainissement bi boo demee Xaaxum gis nga lañ fay def état lañ fay def mu nekk loo xam ne si ne lu mucc ayib la am na ay tali yoo xam ne si ne def nañ ko fii am na ci ay éclairage yoo xam ne si ne éclairage solaire yoo xam ne si ne yuñ ci def la mais amoon nañ ci ay xalaat yoo xam ne xalaat yu positif la liñ def bonul mais mënoon na gën a baax te jàpp nañ ne suñu xalaat neewuñ de gën na mais yaakaar nañ ne suñu laajee suñu xalaat dañ ko ci contribuer ba nga xam ne si ne parce que ñun Kaolack rek a ñu ñëw Kaolack lañ jàpp ne moom mooy suñu pari kon donc képp ku ñu ko defaral rek dañ lay sant di la gërëm ñun amuñ fenn fudul Kaolack wax naa la ñun des fois buñ demee Ndakaaru dañuy écouter suñu soxla sax ndax dañ namm suñu dëkk bi te démb laa fa jóge ñëw fii tey maa ngi nii fi laa xëyee dem ci àll bi ñëwaat amuñ fenn fudul fii kon donc ñu ngi ñaan population Kaolack wala responsable yi Kaolack ñu fexe ba def benn coalition boo xam ne si ne vraiment Kaolack dana ci gis boppam Kaolack waa yëpp gis seen bopp. président da nga bokk ci ñu jàpp ne maire bi li mu waroon a bay def ko
surtout nag lu jëm ci wàllum insalubrité. waaw non loolu moom liñ ciy wax mooy que ne am na lu ci des parce que nit ku ne liñ naan weddi gis bokk ci parce que boo xoolee Kaolack ni mu bindoo at nga dem ci centre ville bi am na lu bari loo xam ne si ne war nañ ko corriger waat waaw boo xoolee maanaam ci Kaolack nekk Carrefour recette yi nga xam ne si ne sax déjà Kaolack mi ngi ko am waroon nañ dépasser foofu ci sama gis-gis parce que tey daanaka Kaolack jeunes yi seen xëy des na éducation bi am na lu bari lu des ci wàllu xale yi ci wàllu am xëy mi nit dañuy waxante dëgg comme li président wax barki démb parce que tamit loolu mooy tax suñu réew dem ca kanam xam nga ni naan bët yanugul waaye xam ne lu bopp attan bañ ko tegee na ko dañu bëgg salaire yi nga yokk daf leen wax carrément ne leen mënu ko nit wax dëgg mooy li nga xam ne si ne mooy tax ngeen avancé mais di digaate loo xam ne si ne doo ko def wala di wax nit loo xam ne si ne di ko taggal ay maamam te fekk ne loolu newul dañ wax mais Kaolack des na te jàpp naa ne war nañ mën a am mieux que ça waaw. président mu mel ni li ñu cërale woon ci wax sax xaw nañ koo xabaabal dañ lay jox rek nga tàggatoo ñu ëpp jotaay bi. waaw ñu ngi jaajëfal ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne di féliciter président ci victoire am bi waaye waroon nañoo mën a gën a cëral timit mais nag jàpp nañ ne Kaolackam la mën nañu cëral ci façon bu ne façon yi lu gën a développer suñu dëkk bi lu ko gën a demal ci kanam di remercier ñëpp suñu membre yi nga xam ne si ne ñu ngi ci MTA responsable yi ku mel ne Aziz Tandine Matar Diagne Khalil Kobor di gërëm ñëpp di gërëm suñu soxna muy Kiné Sow ak Safiatou Sarr ak ñëpp ñi nga xam ne si ne vraiment ñi ngi ànd ak ñun fàttewuma kenn di beral gërëm nag suñu ndey muy Kumba Ali Sarr ñi nga xam ne suñu xarit la suñu ndey la suñu lépp la def ko sëriñ boole ci di sant ñëpp di wax ne yàlla nañu yàlla dimbali ñu koor ci jàmm yàlla defal ñu ay tiyaaba yu mucc ayib ku ci nekk la nga ci jaamu yàlla defal la ci lu kawe ay njort ci barke Sëñ Tuubaa jërë ngeen jëf mbokki internautes yi lii moo nekkoon nag seen numéro Kaolackois Kaolackoises si seen site web bi la di Kaolack info mu mel ni lu nu mel noonu lañ koy wéyale rek ak doomi Kaolack yi rawatina nag ñi nga xamante ni si bërëb yi ñu nekk wala sax ci bànqaas yi ñu jàpp dañu fa fës lool lu nu mel nag pare nañ fépp rek ñu teg fa suñu tànk fësal liggéey bi nga xamante ni ñu ngi koy liggéey loolu taxoon tey jii ñu sekk waxtaan ak ki nga xamante ni moom mooy le président mouvement MTA di mouvement taxawu askan bi El Hadj Bougum la nekk responsable politique tamit àndoon ngeen ak moom ci débat bu am solo bile lu nu mel nag dinañ ko gën a yaatal di leen jox dig daje ak beneen numéro Kaolackois Kaolackoises ci seen TV bi wala sax ci seen site bile di Kaolack info jërë ngeen jëf ci machine bi nag wala sax ci technique bi wala ci image yi mën nañu wax ne El Hadji Assane Cissé moom moo fi nekkoon ci présentation bi nag Birane Niass moom moo ci doon ko assuré di leen jox dig daje ak beneen numéro Kaolackois Kaolackoises ci seen bile di Kaolack info